qu'il faut voir, mais pas forcément l'étudiant en fait. Oui. Vous avez choisi le digital, le monde est devenu digital, mais de toute façon, nous y reviendrons, Inch'Allah, dans d'autres circonstances. Mais Pape Ibrahima Ndiaye va justement recevoir dans la léegi ki nga xam ni moom moo di monsieur Mamadou Moustapha Diagne. Alors Pape Ibrahima dañuy jàll ci sa reportage yu tey ji bismillah reportage bi ci lan lay wax. waaw dañuy dem fële ca Thiaroye-sur-Mer ndax am na benn mosquée boo xam ne jàpp nañu ne bokk na ci mosquée maanaam jumaa yi nga xam ne ñoo gën a yàgg ci Thiaroye-sur-Mer mais particularité bu mu am mooy dafa boole lu jëm ci wàllum temporalité waaye tamit modernité ndax boo seetee pavé écologique dañ ko fa def te loolu mu nekk benn particularité boo xam ne nekk te lu am solo. ñu dem ak la régie dem xool ko te dellu siwaat léegi le reportage de Pape Ibrahima Ndiaye. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. bokk na ci dëkk yi nga xam ne ci Sénégal saa buñ ko waxee xel yi dem yépp ci géej mu doon lu koy mandargaal waaye tamit luy may comme ñi nga xam ne ñoo fi dëkk waaye nag fu soriwul dara ci tefesu Thiaroye-sur-Mer am na beneen bërëb bu am taarix. jumaa ji nga xam ne jàpp nañu ne bokk na ci jumaa yu gën a yàgg ci Ndakaaru waaye nag jamono ji mu am ay jafe-jafe ndax dafa màgget loolu bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñuy def seen kéemtalaay kàttan ngir fexe ba mu mën a wëy ba léegi lu koy firnde sax mooy benn programme pavé écologique bi nga xam ne def nañ ko fi lii nag doon mbégte ci Cheikh Diallo doon ingénieur en chimie de l'environnement et protection de la nature. li taxoon aussi sax ñu gën ko def mooy que ne de un fii dafa jege géej gi donc am na ngelaw boo xam ne dafay am xorom buy ñëw te xorom xam ne yëpp xam ne ni di def ci xorom boo xoolee bâtiment yi ñu wër gis nga corrosion bi mu ngi commencé daan léegi nag ñu ne bu ñu defee pavé yi corrosion mënu ci dara mun na am xorom mun na am na ndox donc du ko mun a attaquer beneen avantage bi ci nekk mooy que ne pavage dafa am rôle bu muy jouer ci inondation parce que boo xoolee rëy yi ci nekk ndox bi bu ñëwee du fi takk dafay dem te biñ ko pavé nii niñ ko pavé nii amul suuf amul ciment c'est-à-dire da ngay teg pavé yi rek après nga def suuf seen diggante donc y a pas de amul loo xam ne mooy xëcc c'est-à-dire pavé bi du toj wala fi du toj suuf moo ci nekk te pour remplacer ko si yomb na da ngay génne pavé bi dugalaat beneen donc loolu avantage yooyu la ñuy gis que ne vraiment dina jëriñ waa mosquée bi parce que léegi danañ fi am nañ ay réserves yu fi nekk heure bu yàqu mun nañ génne dugalaat et que ça lutte contre donc la corrosion, ça lutte contre la pollution, ça lutte aussi contre l'inondation. ngir fësal message boo xam ne dañu war a fonk alam bi jàpp nañu ne bërëb bi nga xam ne taarix rek moo ko lal lu mat a bàyyi xel la waaye tamit Thiaroye-sur-Mer nga xam ne mbuus yi dañ fi bari loolu nekk na tamit lu am solo. mais leen plastique bi nit mun na ci defar kër plastique bi nit mun na ci defar ay mosquée plastique bi mun na ci defar ay tëli parce que am na loo xam ne ñun suñu réew fii amu fi amul tremblement de terre amul neige amul glace la xam ne mooy changer bâtiment ba muy tojo gi demee noonu donc bu ñu gëmee suñu bopp avec plastique bi mun nañ ci créer des emplois yu bëri mun nañu rafetal suñu réew mun nañu setal suñu dëkk et puis mun nañu mooy aussi question de santé parce que plastique bi tant que mu ngi ci géej bi ñun ñuy lekk jën yi lekk plastique yi dañu am problème. ah jumaa ji nag histoire am dafa yàgg parce que moo jiit ci département bi mbaaw ñoom ñëpp fi leen doon jullisee ba caaree kaw yëmbal yëpp ah yàlla def na nag caaree géej moom kese moo fi jumaa yi si des yëpp jàkkale woon ñu modifié ko def ko jumaa bu tawaan jumaa ji day buntey day tooy li yenn saa yi mu seeb dugg ci biir ñooy obligé di génn maquette yi di ko kii. projet pavé écologique bi nga xam ne def nañ ko fi mu wër jumaa ji buñ demee ba amal ko fi mënees nañoo jàpp ne benn professeur di jàngale ca université Cheikh Anta Diop bu Dakaaru dugal na ci loxoom muy wuyoo ci turu Saybatu Diop moom nag am na mbégte loolu daal di indi projet bi ci dëkkam. damay wax ne lépp lu nga xam ni dañ koy sànni bu fekkee ne ñun mën nañ ko récupérer valoriser ko ba mën ko utiliser ci fànn boo xam ne bii dootul nekkati benn danger loolu dafay am solo te loolu moo nekk ci biir projet bi booy xool damay wax ne xeer yi ñuy defar yëpp pavé yi matériel yi ñu ko defaree yëpp daanaka matériel yoo xam ne yi ay rejet la loo xam ne lii
ay produits yoo xam ne bu ñu ci liggéeyee pare dañ koy sànni bu ñu ko utiliser pare dañ koy sànni ñu ñëw jël ko pour valoriser ko. gannaaw bañ fi defee li nga xam ne mooy ay pavé écologique Cheikh Diallo ak ñu mu àndal dinañ am mbégte loolu ngir daal di am ay financement jëm ci jumaa ji nga xam ne moo nekk ci Thiaroye-sur-Mer ñu bëgg koo taxawal àndi ceeg population yi lépp nag ngir xeex li nga xam ne mooy déchet plastique yi. رمضان يا رمضان يا macha allah Pape Ibrahima sa reportage bi am na solo ndekete li ñuy sànni ci mbedd mi yëpp mën nañ koo jëriñoo. waaw Aboubacar loolu la ñi nga xam ne ñoo nekk ci institut des sciences de la terre daal di fësal foofu sax la njiitu réew mi Macky Sall daal di jàngee boo seetee parce que ñoom lu ñu gis mooy mbuus yi nga xam ne dañ koy sànni wala yeneen plastique yi mën nañ ko defar broyer ko pas togg parce que boo toggee mën na indi yeneen jafe-jafe ci wàllum santé wala alam bi mais dañ koy broyer boole ko ak yenn rejet chimique yi nga xam ne dafa nekk ci yenn industrie Sénégal ñu boole ko ba mu doon li nga xam ne mooy pavé écologique tey jii def nañ ko ci mu wër li nga xam ne mooy jàkka ju nekk Thiaroye-sur-Mer nekk jàkka ju am taarix ndax jàpp nañu ne bokk na ci jàkka yu njëkk ci fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru loolu nag mu nekk lu am solo te mais aussi ñuy xaar li nga xam ne mooy financement ndax jàpp nañu ne nekk na projet boo xam ne mën na créer des emplois verts fexe daal ba ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci institut IST daal ci yëngu bu baax ndax alam bi buñ ko protéger rek jàpp nañu suñu bopp lañ ko defal. macha allah kon ñu daal di lay bàyyi nga daal di dalal ki nga xam ne moom moo di sa gan. waaw prétexte la nag prétexte la reportage bi ñu waxtaanee li nga xam ne mooy PSE vert ak Mamadou Moustapha Diagne ñu xam ko ci wàllum éducation ndax moo jiite li nga xam ne mooy formation ak communication ci ministère de l' éducation nationale monsieur Diagne gannaaw bañ a dalale ci ñu plateau lu ñu lay njëkk a laaj rek mooy PSE vert mu nekk programme boo xam ne yéen a ngi koy doxal tey jii kuy seetaan iftaar bëgg a comprendre luy PSE vert dans les établissements scolaires lan nga koy tontu. jërëjëf Ibrahima xam nga wàllu alam bi si par mooy environnement fi mu nekk nii suñ ci taxawul du jar sax yàlla di tugal àdduna àdduna mooy tukkal boppam ndax boo xoolee li ñuy wax effet de serre additionnel xam ne àdduna dafay gën a tàng tàngaay boobu li muy indi mooy ndox yi nga xam dafa nekkoon sous forme de glace déjà mi ngi fondre su fondre di dugg ci géej gi moo tax géej gi di yokk ndox mi di avancé ñu naan géej gaa ngi avancé parce que li nekkoon sous forme solide yëpp léegi sous forme liquide la boo xoolee également li ñuy daggee garab yi boo xoolee feu de brousse yi boo xoolee aussi déchets toxiques yi c'est-à-dire que donc adduna bi dafa nekk ci danger te mi ngi bëgg a yàgg sans compter aussi le CO2 nga xam ni oto yeeg usines yeeg li ñuy sànni ci jaww ji ak suuf si aussi dañu koy agressé nga xam ni da ngay ñëw foo xam ni parce que adduna ni ko yàlla bindee dafa am fu ñu war a dëkkee dafa am fu ndox war a nekk am fu gàncax war a nekk waaye fi mu nekk nii léegi fi ndox war a nekk ak fi gàncax war a nekk ak fi war a dëkk yëpp lañ dëkkee moo tax boo demee ci yenn zones yi kenn mën ko faj jàngoro ba fa nekk parce que ay bas-fond la xam nga boo ne waxi naan nga dem dëkk fa mais du ndoxu taw bi mais ndox bi ci suuf day affleurer yooyu yëpp muy ay problème donc ci biir programme président ñu wax PSE mu indi ci PSE vert maanaam daal li ñuy def lépp nag war na ànd ak sàmm adduna bi sàmm adduna bi mooy lan mooy ñuy jëmbat garab te mooy dagg garab mooy ñu fexe ba saxaar si jëm ci kaw ñu wàññeeku ba donc oto yooyu xam nga yóbbu nañ ko léegi 8 ans indi waat nañ ko 5 ans parce que on s'est rendu compte que Dakaru saxaar si bari woon na fii donc léegi nag xam nga àdduna am réew lépp loo bëgg a doxal da nga koy doxal ca tout tànk yi ca l'école ba si nga école ak daara mënul ñàkk cim réew gannaaw affaire faju mu fajoo pare mu lekk biram fees jàng ci des te suñu bëggee réew mi changé foofu la ñuy jaar changé ko parce que bant bu tooy ak mën nañ ko jubanti mais bant bu wow kenn mënu koo jubanti donc ba tax na président wax ni bi mu defee conseil des ministres 18 novembre 2020 mu ni na ngeen implémenté li ñuy wax PSE vert ci école yi maanaam daal ñu fexe ba école yi ñu jëmbat fay garab ñu fexe ba école bi aussi
ñu aménager ko ba nga xamante ne bii xale bi bu ñëwee di jàng mu école bi gënal ko këram mais école boo xam ne boo fa demee xale bi du nangoo dugg ci douche ba xam nga li may wax boobu école xale bi du fa sawar école boo xam ne boo fa demee bu jénnee récréation wala mu am wala cours yi di vaquer amul garab sax bu mu noppaloo mais école boobu xale bi du ci sawar donc muy nañ def donc veille environnementale maanaam daal ñu fexe ba donc bu ñu dagg garabu école yi ñu fexe ba ñu aménager ba mu baax defar ko ba nga xamante ni bii xale bi man faa sawar bi ci tegu lu ñuy wax transition écologique loolu dafa am solo ñun ñëpp suñu dund ak lu ñuy togg lu ñuy lekk lu ñuy naan lu ñuy